tey laa ko gën a mën a waxaat dinaa la may 30 secondes boo ñëwul ma jàpp la daan la ci 30 secondes mooy 1 minute. wallaahi man du ma mbër mu ñuy jàppal temps ci làmb loolu da koy wax rek pour nax boppam wala jéem a teg ay stratégie man du ma mbër mu ñuy tegal stratégie. waaw ba bés ba na ko def ci boppam waxuma 1 minute waxuma 30 minutes waxuma 30 secondes li ma waxoon laay waxaat. foofu laa jëm ak yow ci 30 secondes yi dinaa la xaar boo ñëwul ma fekk la 30 secondes. mu koy neex mu koy naqari dinañ xeex di nàcc di dem ardu di ñëw ba keroog jël di am. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi ñu suivre ci seen chaîne bi ngeen taamu muy Les Arènes TV tey nag ñu ngi leen di bëgg fas yéene defal benn revue de presse boo xam ne dina xaw a wutee ak yi doon am parce que sama xarit sama doomu ndey muy Babacar Diome tey du fi nekk tey incha allah donc mais bu subaa incha allah bu soobee yàlla ndéem soob na yàlla bu subaa di ngeen ko retrouver waat donc ñu def pello bi ngeen di faral di am chaque jour donc tey li ñuy def mooy ce ne sera pas une revue de presse à proprement parler mais ce sera beaucoup plus un commentaire de presse donc li ñuy def mooy ni ñu koy defee chaque jour gannaaw journaux yi génn tey di wax ci làmb comme chaque jour muy sunu làmb ak record ak yi nga xam ne mooy le site lesarènestv.com ak yeneen vidéo yi nga xam ne ñoo fi jaar tey nag boo xoolee mën nañ ko commencé ci les arènes mën nañ ko commencé ci sunu làmb mu def papier boo xam ne dinay faral di ñëw saay bu combat bu mag bu mel ni amee mooy Franc et Sokh à qui profitera la bagarre maanaam Franc ak Sokh di combat bi ñu jëm muy le 19 bi dimanche bi ñu jublu incha allah bu bagarre waree am xeex waree am kan lay avantage maanaam bu Franc ak Sokh waree xeex kan mooy am avantage boobu nag ku nekk mën na ci am li nga xam ne moom mooy xalaatam ko boo xoolee kii di Pape Diagne Seras moom dafa ne Sokh dafa war a xeex Sokh doit imposer la bagarre a-t-il dit donc nee na Sokh pour mu am dara ci Franc mooy dafa war a xeex loolu nag gis-gis la boo xam ne du moom kese ko am ñu bëri dañoo jàpp ne dañoo jox Franc favori ci wàllu xeex ci wàllu bëre bi bëre simple ci wàllu mbapat mi mais que donc su Franc bëggee am dara faw mu xeex juumloo ki su Sokh bëggee am dara faw mu xeex juumloo ki nga xam ne moom mooy Franc mën na am dara ci combat bi loolu la gis-gis la boo xam ne mën nañ ko nangul moom Pape Diagne Seras donc boo fa jógee ba léegi su làmb rek ñëw na ci combat boo xam ne xaw nañ ko taxawal nañ ko donc mu nga xam ne Faye production moo ko taxawal muy diggante Gabar Singh bi nekk écurie Papa Kane ak ki nga xam ne moom mooy Ahmed Dem bi nekk écurie Thiaroye Cap Vert donc mu nekk ñoo xam ne ay mbër lañ donte li ñuy bëree année yi xaw la bëri lool boo xoolee kii di Gabar Singh ak li mu def ci làmb mais gëj naa bëre Ahmed Dem aussi léeg-léeg mu am ay combat yu yàgg dinañ ko bëree duñ ko bëree donc ba faaf daal li muy bëri léegi ba bëreetul donc Faye production ñu ngi koy félicité ci loolu mu def boole ki nga xam ne moom mooy Ahmed Dem ak Gabar Singh yëglekaay bi ñëw na ci Ndeye Ndiaye Tyson mi ñëpp xam mu nekk promotrice donc une des rares donc jigéen ñi yi tëgg làmb surtout en lutte avec frappe donc moom nga xam ne moom mooy Ndeye Ndiaye Tyson mu ñaar ci moom wax ci jaar-jaaram ak yooyu adressé ngoor bi passé wax nañ ko dégg kii di Ablaye Dieye waaye nag ñu gën ko xam ci njool géant bu Bargny xam ne mu ngi def feu et flamme ci àll bi moo doon soog a dugg ci Ndakaaru jël li nga xam ne moom mooy premier gala bi nga xam ne da ko gagné fi nga xam ne moom mooy Dakar donc buñ duggee ci biir ba léegi rek su làmb duñ ko bàyyi donc nga xam ne Boy Jaxaaw ak Ousmane Gandigal bi nga xam ne Sidi Diakhaté boo ko doon tëgg Thiès dimanche ki nga xam ne Boy Jaxaaw la donc xam naa ne avantage bu xale beeg yooyu moom moo mujjee jël ndam li ci kaw ki nga xam ne moom mooy Ousmane Gandigal donc mel na ni si sunu làmb loolu lañ fa mën a retenir boo demee fi nga xam ne moom mooy record sunu xarit Assane Waalo ñëwaat na si daje bi nga xam ne démb amoon na Pikine diggante Ama Baldé
ak Boy Niang 2 ak ki nga xam ne mooy Sokh demoon ci mairie ba mairie Pikine donc am lu ñu fa doon def daal xam naa jàppale maire beeg yooyu mu nekk lu rafet mu nekk mu dugg ba léegi ci li nga xam ne moom mooy le 200% Pikine bi ñuy wax gis ngeen ne keroog bi entraînement Sokh ba le passé Eumeu Sène fa nekkoon Boy Niang ak Ama ñëw ñu waaye gi gis nga tey Ama ñëw na Boy Niang ñëw na mu nekk loo xam ne daal jàpp nañu dimanche incha allah combat bu neex a neex la ñu am ba léegi rek ci yëglekaay boobu di record ñëw na ci Mansour Ba bu ngeen ko déggee donte bu ko ñu bëri xamul moom mooy patron structure bi di jàmbaar production war a tëgg lamb dimanche bi diggante Sokh ak Franc donc mu am nag moom lu muy ñaawlu parce que dafa mel ni dimanche bi passé si émission Œil du Tigre mi nga xam ne ñoom Bécaye Mbaye ak ñoom Tafa Gueye koy def dafa waroon am un dernier face à face entre kii di Sokh ak ki nga xam ne moom mooy Franc waaye nag Franc moom moo ñëw Sokh ñëwul mu nekk loo xam ne promoteur bi Mansour Ba xaw na ko ñaawlu lool parce que nee na contrat la ñu xaatim ak ñaari mbër yi doonte sax sóor nañ loolu ba tax face à face yi bëriwul kon nag contrat la boo xam ne da ko waroon a respecté ndéem nag moom respecté wu ko mu ngi koy ñaanal mu ngi ñaan di yaakaar mu nekk jàmm rek moo ko téye waaye jombul dina am ay daan yoo xam ne dina tegu ci kawam muy ñaax mbër yi pour ñu gën a nekk ay professionnel ay professionnel parce que effectivement bu nit ki jëlee ay millions yu bëree bëri donc dugal ko ci combat alors donc ko contrat yi nga xam ne yow yaa ko xatim su dee jàmm rek moo la téye war nga def sa kéemtulaay kattan ba ko contrat bi nga war ko respecté loolu bokk na ci jox sa bopp cër bokk na ci jox pour promoteur yi cër bokk na ci jox monde làmb ak say fans ak amateur yi cër bokk na ci jox cër tamit li nga xam ne moom mooy bis bi nga xam ne ñëpp a ngi koy waxtaanee kon nag na doon ne jàmm moo ko téye donc fii record jeexale mooy ñëwaat si lutte simple weekend bi Dakar ñi nga xam ne ñoom ñoo gagné diggante Adrien Senghor njool Bargny moom ak fee nga xam ne moo nekkoon Iba Mar Diop nga xam ne Serigne Ndiaye de moo jël luur yi ki nga xam ne mooy Tony Junior jël tànk yi ki nga xam ne mooy Sini Sembène jël li nga xam ne moom mooy raw gàddu yi donc loolu la record indiwaat def résumé donc buñ fa jógee dañ dugg fi nga xam ne moom mooy les arènes bi fi ñu koy commencé déjà mooy combat franc boobu ñu doon wax léegi ak Sokh nga xam ne kii di promoteur bi joxe na billet yi ñu jàpp ne donte du ñu géwélu kenn waaye nag ku def loo xam ne jàpp nañ le lu rafet la mën nañ ko wax parce que moom joxe na ay billets mu nekk ay billets yoo xam ne yu yomb la vraiment ci amateur yi parce que 2000 francs la fi nga xam ne mooy supporter yi ak fans yi fi ñu toog 2000 francs la fi nga xam ne moom mooy annexe loge 4000 la 4000 francs fi nga xam ne moom mooy loge officielle nekk 10 000 francs jàpp nañu nag combat bu am dayoo boobu quand même boo mënee joxe ay billets donc yombalee ko noonu defe naa am na solo kon nag ñu ngi koy ñaanal rek li ñuy ñaanal promoteur yëpp mooy mu am ci bu kawee njortam stade bi fees ba tuuru te ñëpp ñëw si jàmm ñibbi ci jàmm ci combat yi ba léegi ci ak wàllu promoteur duñ fa jógee ndax kii di Assane Ndiaye ku ne xam na ne le 3 juillet fee nga xam ne moom mooy arène nationale moo fay tëgg combat diggante Kewel ak Tidiane Faye mu jël nag gala boobu pare ne ko ki nga xam ne moom mooy doomu ndeyam di promoteur yi moom ni Pape Abdou Fall biñ ko laajee lu ko waral mooy nee na Pape Abdou Fall dafa jot ñu delloo ko njukkal ndax li mu def ci làmb bëri na mu ngi am na moment yoo xam ne métti woon na lool ci làmb te moom muy def ay jéego du tëgg ay làmb ñoom it seen mbootaay moom nga xam ne kooku Pape Abdou Fall moo ko jiite mu ngi ciy def ay jéego di leen jàppale ci côté bu ne kon nag yoon la pour ñu delloo ko njukkal tuddee ko li nga xam ne moom mooy drapeau buñ fa jógee balaa ñoo jeexal ci lutte ay frappe bi balaa ñoo ñëw ci simple mooy Ama Baldé ak équation à 3 inconnus
dañoo jàpp ne Ama Baldé tey fi ñu toll boo xoolee combat mag ak Modou Lo ku ne xam ne naka la demee Modou Lo la waroon bëreel combat ba yàgg lool dem ba ci biir yàlla def ndog-ndog mu Modou Lo am dog-dog am gaañu-gaañu ba combat ba mujjul am donc ñu newoon ko may nañ ko pour mu am beneen combat en attendant combat boobu nag kan la waroon doon combat mag Lac de Guiers 2 bëri woon na fi coow am Lac de Guiers 2 indil Jules Baldé mu nekk combat bu bëri woon coow bon Jules Baldé bi nga xam ne moom mooy magi Ama Baldé def une sortie wax ne combat boobu ak lu mën a xew dootul am du mës a am donte moom même bu yàlla defee mu génn àddina sax combat bi doom donc mu dese woon ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine ku ne xam na ne combat la bu logique bu war a mën a am même s'il est vrai que les deux camps am na si ñoo xam ne ñi d'accord nañu d'accord mais combat la si wàllu sportif côté sportif purement sportif combat la boo xam ne combat la bu am dayoo combat la bu am logique waaye Tapha Tine ci boppam bi muy baaje barki démb te waa Lutte TV jël ko vidéo moom moo waxal boppam ne alors pareegul pour bëre ak ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé donc mu nekk loo xam ne kon Ama mu ngi si guddi bu bët setagul donc loolu nekk loo xam ne ci moom la waaye nag moom warul naqade wutal adversaire parce que xale la bu ndaw mën na bëre am na doole am na mbooloo kon nag ñu ngi koy ñaanal moom it mu am combat mooy intérêt làmb donc lutte sans frappe bu ñu ci ñëwee ki nga xam ne moom mooy Doudou Faye jiite association nationale des amateurs de lutte sans frappe du Sénégal doon na àddu ci li nga xam ne moo xewoon dimanche bi parce que nga xam ne ñaari gala ñoo amoon si Adrien Senghor kii di Ousmane Ndour te tegoon fa 1 million fële di Iba Mar Diop kii di Manga 2 tegoon fa 5 millions du gulet loolu ku ne xam na ko waaye li mu doon wax mooy jàpp na ne bu lu mel noonu waree am warul jógee si waa CNG moom Doudou Faye ci li mu wax warul jógee si waa CNG seen cër nekkul di xëccoo date ak ki nga xam ne moom mooy amateur jàpp na ne aussi solution bi dañu war a seet si ni nga xam ne moom mooy Yaxya Jóob Yékini ni muy def parce que nee na ay samedi lay jël di ko tëgg comme yàlla dogal na moom mën na tëgg ay samedi tëgg ay 3 millions 5 millions di jël ay samedi di ko tëgg mën a may yeneen promoteur yi nga xam ne ay 1 million la ñuy teg ñu mën a tëgg ne daal exemple boobu war nañ ko mën a jël moom Doudou Faye noonu la gisee kii di Jax moo ko feelu ci même ci ba léegi moom nee na jàpp na ne effectivement lu xaw a doy waar la pour ñu mën ko régler waaye moom jàpp na ne moom solution bi koy régler moom am na ko moom te solution bii régler problème boobu am na ko donte nag bi passé xawoon na métti parce que ñu bëri demoon nañu sax ba bëgg a waxloo Ousmane pour mu bàyyi mais Ousmane nangul woon di dégg loolu te tëgg na làmbam waaye moom daal jàpp na ne promoteurs yi ñoo mën a régler problème boobu te moom am na solution kon nag def naa bu ñëpp waxtaanee donte ku ne xam na ne règlement aayewul ñaari combat di am loolu moom il faut mu leer règlement terewu ko mais daal di waxtaan ba nga xam ne dina am benn combat benn gala tamit su mënee am peut-être mooy arrangé amateurs yi mooy arrangé promoteurs yi donc mbokku internet yi loolu la leen indiloon nga xam tamit am na ci vidéo yi ba léegi rek les Arènes TV ku fa dugg di nga gis ay vidéo yu bëri ci wàllu combat Sokh ak Franc bu mujj bi mooy bi ñu jox parole yi nga xam ne ay reporter lañu ay journalistes lañu ay promoteur lañu wala ay observateur averti ci làmb ñuy joxe seeni xalaat ci li nga xam ne moom mooy combat bi kon nag lu xew di jàmbat fi ñu toll ni combat Sokh ak Franc moom moo xew donc les Arènes TV dina ci liggéey bi mu war liggéey di jox ñëpp dig daje suba incha allah ci seen émission revue des arènes